Sud FM. Il est 13h. benn waxtu ci Sud FM seen rajo xibaar yi ñu lëkkaloo seeg suñuy diwaan li ci gën a fës. bokk na ci ab réseau boo xamante ne da doon jaay ay nit yoo xamante ne section de recherche bu gendarmerie ñoo leen teg loxo ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñetti nit daal la ñu gis Mamel Guédiawaye ak Malika ak zone B ñeent fukk ak ñetti yi nga xamante ne ñoo jiite bile traite teg nañ leen loxo dinañ ci ànd ak benn Michel Kanfoudi si suñuy xibaar. Déthié Fall moom fi nekkoon vice-président bu réew mi fi mu nekk ni nag tekki nañu nomba tànkam président du parti di Idrissa Seck moo daal di def li ni mel dinañ wax tam ci wàllub Covid 19 ñeent fukk ak juróom-ñetti contamination yu bees moom la ñu am ni ki démb benn nit ñàkk si bakkanam téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti patient ñoo daal di am tànn fi mu nekk ni nag kii di directeur de la prévention di artu ne cas yi ñu ngi yokk te virus bi mu ngi rek circuler ci biir dëkk bi ba tax na muy woo ñëpp ñu daal di bàyyi xel ci mesures yi ñu teg. ci waxtu boobu jëwriñ gi ñu dénk wàllub santé di Abdoulaye Diouf Sarr ma nga ca pencum ndaw réew ma ci kanamu député yi di rek défendre budget bi nga xamante ne yokku na ci téeméer boo jël fukk ak ñett ya dinañ ca toftal yeneen xibaar buñ ca noppee dalal Marie Rosalie Ndiaye ci wàllub rétro Alassane Wade moo nekk ci xarala gi. Sud FM. Khady Sène. mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalal jàmm ci Sud FM seen rajo xibaar yi dañu koy dooree ak Déthié Fall mi nekkoon vice-président bu parti réew mi fi mu nekk ne daal di nañuy tekki nombal tànkam nekkatu ko ki def li ni mel mooy njiitu parti bi réew mi di Idrissa Seck dinañ ci indi ay xibaar yu gën a yaa ci suñu yeneen i xibaar. dañuy dem ba Ziguinchor fekk ji fa benn Michel Kanfoudi mu ñuy wax ab réseau boo xamante ne day jaay ay nit boo xamante ne waa section de recherche gendarmerie ñoo leen teg loxo ñi nga xamante ne jàppoon nañ leen toll nañ ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñetti victime la ñu gis ca Mamel Guédiawaye Malika ak zone B responsable yi toll ci ñeent fukk ak ñetti ñeent fukk ak ñett daal nañ leen teg loxo ki yor kàddu gendarmerie nekk fi mu nekk nii sa Ziguinchor daal dina ci yëkki ay kàddu benn Michel Kanfoudi ñu ngi lay nuyu. waaw Khady Sène ki nga xamante ni moom mooy yor kàddu gendarmerie mu ngi door a xal janoom ak mu daan amal ak taskatu xabaar yi muy wuyoo ci turu colonel Pape nekk chef division opération bu gendarmerie nationale moom nag bu muy janoo ak taskatu xabaar yi nay fësal li nga xamante ni moom moo xew fële ci Dakar muy ay nit yi nga xamante ni dañ leen daan métital foofu ca Dakar ñooñu le nag ñu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñetti nit yi nga xamante ni daal nañ leen di fekk ci ñetti ci yenn ci mel ni ci Mamel ca Wakam Guédiawaye ak Malika donc ci ñooñu le nag ñu toll ci comme ni ma ko waxee ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett ñi nga xamante ni nag ñoo doon def ci ñoom métital ñu ngi toll ci ñeent fukk ak ñett ñooñu le nag tamit ñu ngi di jàpp ki nga xamante ni moo yore kaddu gendarmerie nag mu ngi wax ni ñii di section de recherche bu gendarmerie moo leen daal di teg loxo li ni mel nag mu ngi jëmee ci bésub 26 maanaam ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre gannaaw bu ñu yégee bu ñu leen signalé benn moto bi nga xamante ni dañ koo sàcc ñoom nag ci naka noonu lañ demee ngir dem wëri moto boobu ci wër boobu le nag la ñu daal di gisee li nga xamante ni moom mooy nit ñooñu nga xamante ni ñoom la ñu jàpp mu ngi wax ci tamit ni bu ñuy jàpp ñooñu am na kenn ci ñoom ki nga xamante ni dafa yoroon li nga xamante ni moom mooy
drogue buñ ko toppee sax moom dafa daal di daw dem làkku ji ci kër Serigne Modou Kara bu mu yeggee foofu nag lii di gendarmerie avec insistance daal di ñaax doomu Serigne Modou Kara mu mën ko livrer ñi nga xamante ni ñoom ñooy gendarmerie donc fu mu nekk nii colonel bi wax na ni fu mu nekk nii ñu ngi ci enquête yaa ngi wéy angum te ci dañuy ñëw dinañu gën a xam lu leer ci mbir moomu la mais nag li ñu mën a jàpp rek moom mooy xamante ni nee na itamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon def métital yooyu ci nit ñooñu te ñu ko doon wooyee ay centre de redressement ñooñu leen ñu ngi ñenn ñi dañuy wooyee seen bopp ay colonel ñenn ñi dañuy wooyee seen bopp ay commandant waaye nag loolu ci kanam dinañu mën a xam ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñooy impliqué def na itam benn précision ni ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo ay def métital bi boobu enquête bi fu mu toll nii nationalité sénégalaise la ñu yor te ñi nga xamante ni tamit ñoom la ñu doon def ci ñoom ñu ngi yore nationalité sénégalaise dinañ ñëw ci kanam ci ay éléments sonores ci li nga xamante ni moom moo ruusee ci jànnoog taskatu xabaar porte-parole bu gendarmerie moom mi nga xamante ni dafa ñëwoon fii ci Ziguinchor ci benn cadre liggéey bi nga xamante ni force de défense de sécurité yi ñu ngi koy amal fii ci bët saalumu réew mi Khady Sène. Michel Kanfoudi ñu koy jaajëfal mu doon ñëw rek ci ab réseau boo xamante ni dañuy rek jaay nit. la ñu daal di teg loxo foofee ca Ziguinchor ki ko xamle di ki yor kàddub gendarmerie nekk fi mu nekk nii sa Ziguinchor ñoom nag toll nañ ci ñetti téeméer rek juróom fukki ñett ak nit yoo xamante ne la ñu jàppoon si diggante Mamel Guédiawaye Malika ak zone B. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. dañuy dem ca assemblée nationale pencum ndaw réew ma fekk ji fa Amadou Moustapha Dieng moom mu ñuy toppal suba ba léegi ministre de la santé bi nga xamante ni mooy jànn ko député yi moom nag budget am yokku na ci téeméer boo jël fukk ak ñett lu wut ak loolu atum 2019 fi mu nekk nii nag koppar gi jàll na ci 216 milliards daal di egg ci 807 milliards Amadou Moustapha Dieng ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Khady Sène ni nga ko waxee noonu la fu mu nekk nii ñu ngi waxtaane lépp jëm ci wàllu koppar gi ñu ne natal jërëm bi lépp jëm ci wàllu yaram bi waaye nag waxtaani moom li ci ëpp ay la yowén mooy li dafa ay li jàmbat mooy mbirum coronavirus bi léegi noonu sax ministre jot na waxoon ci li jëm ci wàllu li nga xam ne moom moo di commission bi ne fu mu nekk nii benn réew warul mu ne mucc ñaari la baag coronavirus ndax dinañ ne kat fu mu nekk nii ci ay réew yu mel ni tugal ma nga fay wulee ñaay lu ni mel nag Sénégal bu rëccee mucc mun na cee war a mucc waaye loo xam ne taxawaay boo xam ne dafa laaj ci lépp jëm ci wàllu loo xam ne askan wi ak ci ñi xam ne lépp jëm ci wàllu wér-gu-yaram war nañ ko taxaw bu ko defee daal Sénégal googule mun a mucc waaye kat xam naa ne daal fu mu nekk virus bi mi ngay wéy di dox li ko firndeel tey rek yaakaar naa kaay yokku nañ ba yegg si ay ñeenti fukk am na sax kenn ku ñàkk bakkanam loolu député wax nañ ko di xam ne ñun daal yi nga am njaaxaare ak ci tànga daal di xam ne daal fu mu nekk nii gis nañ ne yokk bi kaay di yokk nekk na loo xam ne tiiteel na leen ndax dafay am deuxième vague am déet loolu war nañ ko leeral xam naa ci kanam si ministre bu jëlee kàddu gi dina ko andi ay leeral ni ki noonu ñi ngi ñaax ministre mu jugaat takkuwaat jàjjuwaat daal di yëngalaat ay service am daal di taxawaat ci lépp jëm ci wàllu xeex bi nag gis nañ ne kat fu mu nekk nii Sénégal yi ay la yoon dañoo xaw a bàyyeeku jëm ci wàllu boobule coronavirus bi nga xam ne fu mu nekk nii daal mooy waxtaan bi gën a fës ci waxu ministre yi waxu député yi ginnaaw bi nga xam ne fu mu nekk ñu jël kàddu gi ni ki noonu budget yi moom ni ñu ko waxee yokku nañ ko xam nga budget programme la ñaari fànn la benn bi crédit de paiement beneen bi autorisation d'engagement crédit de paiement moom daanaka ñaar fukk wala boog ñaar téeméer ak fukk ak juróom benn ci ay milliards lu teg lañ koy nattal ni ki noonu ci engagement ci autorisation d'engagement moom daanaka juróom-ñetti fukk ci ay téeméer ak lu teg ci ay milliards lañ ko war a natal ni ki noonu budget bi jàpp ne daal yokk na ci lu daal lu bëri loo xam ne daal jàpp nañ ko téeméer boo jël fukki ak ñett yokk na ko ci li xam moo jëm ci wàllu budget bi nga xam ne fu mu nekk ni ñu ngi koy waxtaanee ni nga ko waxee sànq sax buy seet ci wàllu xeex bi ñu xeex mbas mi lee jàpp nañ ne budget bi moom li ñu nattaloon ministère bi ngir daal mun koo taxawee muy 64 milliards yi nga xam ne jox nañ ko ministère bu mu daal mu xeex mbas mi di coronavirus bi mu gëntal ga jàpp nañ ne sax dafa daal dem ba yokku ndax kat fu mu nekk nii ci li xayma jàpp nañ ne 93 milliards mooy koppar yi nga xam ne dañ ko dugal ci xeex bi dafa bëgg ba fu mu nekk nii jeexagul
député yi dañ wax aussi ci lépp jëm ci wàllu vaccin bi xam nga fu mu nekk loolu it waxtaan la ci àdduna wëngal kàpp mooy vaccin bi ñu war a am ngi daal xeex coronavirus fu mu nekk ni am na ay dëkk yoo xam ne ñu fay dégg ay vaccin États-Unis yu mel ni Grande-Bretagne yu mel ni it sax Russie ñu ngi wax ne réew yooyu su Europe bi ñu ngi wax ne am nañu vaccin ndax vaccin boobulee bu ñu koy jaay Sénégal mën na si mën a jot ak it nan la si jotee loolu it lenn ci ay député yi doon nañ ko laaj ak li nga xam daal fu mu nekk daal ministre bi ma ngay tontu ci li jëm ci laaj yi waaye sànq daf nga xam ne moo di Mamadou Lamine Diallo jot na daal ñaan benn daal motion préjudicielle ñu daal moom jàpp ne daal dañoo war a dakkal lépp lu jëm ci wàllu jàngat bi le député jàngat lépp lu jëm ci wàllu budget bi le ndax jàpp na ne ministre bi boobu ba léegi ñëw ci assemblée bi ngir leeral koppar boo ko joxoon fan la ko dugal ak nan la jëfandikoo 64 milliards ni ko nataloon ngir daal moom xeexa ni mu waree jëm ci wàllu lépp jëm ci wàllu coronavirus bi le kon boobu gis na ne daal fu mu nekk nii waroo mën a ñëw sax ci assemblée bi ndax woowoon nañ ko ci ay question d'actualité woowoon nañ ko ay question yoo xam ne parlementaire jot nañ ko jébbal président assemblée nationale ñu wax ko jébbal ministère bi ñu mën a andi ay leeral ci lépp jëm ay njum njaay ñu doon wax jëm ci wàllu koppar googule waaye kon wax ko woon nag tey jii war a ñëw di waxtaane lépp jëm ci wàllu boobule budget di ko défendre wala boobu mu sax wax ne dafay bëgg ñu yokkalaat ko ay koppar fu mu nekk nii daal waxtaan yaa ngi dem ñu ko waxee nag li ay di njàmbat def waxu mooy coronavirus bi mooy li nga xam ne gën a waxtaanee xam naa ne du ñàkk ministre buy tontu dina andi ay leeral jëm ci wàllu woowu lu jëm loolu nag bul jeexal lépp lu jëm ci wàllu ay besoin député yi seen communauté yi ak seen dëkk yu ñu jógee mu jëm ci wàllu ay infrastructure hôpital yi bees équipement hôpital yi relevé niveau hôpitaux yi ak it wàllu recrutement surtout jël ay nit yu qualifié mën see liggéey médecin sage-femme infirmier ak lépp lu ñu mel daal ko yóbbu ci gox yu sori yi ndax ñoom kat nee nañ sonn nañu lépp jëm ci wàllu maanaam ñàkk soin ak it ay deete ak ndetteel ak it ay ñàkk bakkan yu bëri yoo xam ne li koy waral moo di dëkk yu sori yooyu le amuñu li war ci yëpp jëm ci wàllu ay maanaam wér-gu-yaram fi ne li mooy député bi jóge demet ma daanaka sax dafa doo ci metti ci kanamu député yi ñëpp dégg nañ ko xadi seen mu nekkoon Amadou Moustapha Dieng pour la rajo Sud FM. ñu koy jaajëfal moom Amadou Moustapha Dieng nekk ca pencum ndaw réew ma ci wàllub coronavirus boobee sax la ñuy dal tey ji directeur de la prévention daal dina fësal ñeent fukk ak juróom-ñetti contamination yu bees ñaar fukk ak juróom-benn ya nag transmission communautaire la maanaam dañ leen wàll te xamuñu fu ñu ko jëlee benn nit moo ci ñàkk bakkanam ni ki démb téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti patient moom la ñu nekk di faj juróomi malade nag daal di nañuy nekk ca réanimation docteur El Hadj Mamadou Ndiaye di nga koy teewlu. ci junni ak ñaar fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñaar fukk ak ñaar cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew waaye am nañ ñaar fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne ay cas communautaire lañ cas communautaire yooyu mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi. fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Dakar Plateau am na ci juróom-benn Liberté 6 am ci ñett Thiès am ñaar Médina am ñaar Ngor am ñaar Fass am ci benn Ouakam am benn Yoff am benn Ouest Foire am benn Parcelles Assainies am benn Diourbel am benn Fatick am benn Kaolack am benn Richard Toll am benn Saint-Louis am benn ak Tivaouane am ci benn fukk ak juróom si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn ci yàlla ànde juróomi malade ñoo nekk réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk bi Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom benn ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari cas ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróomi téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar wér nañ si ñett téeméer ak fanweer ñett ñoo ñàkk seen bak mu des ci loxo docteur yi ak ci hôpital yi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xaare ko àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ñu des ba tey ci wàllub wér-gu-yaram ak concours d'agrégation bu CAMES Sénégal nag daal dina ci am téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak juróom ya ak lu topp faculté de médecine ak pharmacie ak odontologie moo daal di am ndam boobile ki nga xamante ne nag moo jiite di doyen bi kontaan lool bu baax ci boobule résultat waaye nee na mun nañ def lu gën professeur Abdoulaye Samb
di wax rek fi mu nekk nii urgence yi nga xamante ne war nañ ko def ci suñuy l'hôpital yi di rek équipement bu mucc ayib waaye tamit mi ngi wax ne rek financement wu santé faw rek ñu xoolaat ko bu baax a baax tey jii la du ko doon xamle ci émission objection ak Bayou Marguey déglu ngeen ko ci suñuy xibaaru nasaraan ak Absa Iliman Wane mën ngeen ko déglu ci suñuy site www.sudfm-senradio.com. ba tey ci wàllub wér-gu-yaram ci Ziguinchor bokk na ci diwaan yi nga xamante ni li di xarafal jigéen ñi gën na fa am ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi nag di aar xale yi daal dinañuy réunir ci capitale du sud ngir rek xool jafe-jafe yi waaye tamit teg ay pexe ngir xeex li ni mel dañ ci ànd ak ñaste yi. Ziguinchor bokk na ci juróom benn diwaan yi nga xamante ni lii di xarafal jigéen ak yenn ci métital jigéen ñi fës na fi bu baax a baax ba tax na mu ngi mobiliser direction de l'éducation surveillée di aar lépp lu jëm ci wàllu xale yi engagé na nag jëmale ko ci jafe-jafe yi nga xamante ni yenn xale jigéen yi ñu ngi koy jànkonteel rawatina wàllu xarafal ak mutilation génitale fii ci diwaan bi ñu jàpp ni poche de résistance yi fës na fi loolu ba tax na kilifa yi yëngu ci wàllu administration ci wàllu justice ba ci ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu aar xale yi amal nañu lool fii ci diwaanu Ziguinchor bu ñetti fan pour identifier jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel moo waral li ni mel waaye tamit xàll yoon bi taxawal ay pexe pour gën a xeex phénomène bi ni mel tànne fu Ziguinchor bokk na ci li nga xamante ni moom mooy mbir mi fës na fi loolu naka la ko kii di directrice de l'éducation surveillée la protection sociale madame Sibi Abibatou Youm daal di xamle moom mi jàpp ni war nañu gën a fësal li nga xamante ni mooy jëm ci wàllu sensibilisation. choix bi nag li ko indi moo di du fépp la ñuy def loolu ci Sénégal am na ethnie yoo xam ne defuñu ko mbir nag boo ko bëggee safara doo toog rek ni naan loi am na dañu ko war a defal benn campagne nationale au niveau de tout le pays dañuy xool fi mbir mi gën a méttee nga commencé fa def fa ay action d'information et de sensibilisation tànn Matam Kédougou Tambacounda Kolda Sédhiou ak tey Ziguinchor mu di juróom benn gox yoo xam ne ci réew mi ay la yëwan yëf yi ëpp na doole. fexe ba phénomène bi ni mel Ziguinchor dëmmooyu ko dina nekk nag lu métti nar a nekk xeex bu métti loolu di gis-gis adjointe gouverneur chargé du développement madame Safietou Joséphine Dieng. tey jii mën nañ ne yoon dañ ko fi fekk wala yoon nit moo koy tëral waaye aada ak cosaan ñun dañ ko fi fekk comme dañ ko fi fekk nag bëgg a jël yoon teg ci kawam dina xaw a métti waaye du nekk lu mënul nekk buñ ci engagé woo rek incha allah dina mën a nekk. phénomène bi ñu jàpp ni fës na fi bu baax a baax ndaxte taux bi mu ngi toll tey ci 74% ci diwaan yi nekk ci bët saalum réew mi ñoom ñi nga xamante ni bokk na ci leneen li ñuy jànkonteel ci wàllu jafe-jafe moo di ñi nga xamante ni duñu faral di yóbbu mbir mi ci kanamu yoon dañuy def tekkaaral ba tax na jàpp nañu ni tey nii li gën a fës moo di gën a yëngu ci wàllu sensibilisation pour xeex phénomène bii di xarafal jigéen yi ak yeneen métit yu ñuy teg xale jigéen yi Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye beneen jafe-jafe ngir xeex xarafal ñuy def jigéen ñi mooy wàllub secret professionnel autorité sanitaire yi di ko def madame Sibi Abibatou Youm di xalaat ne rek faw ñooñee di boole dañ koy teewlu moom Abibatou Youm Sibi directrice bu éducation surveillée ci micro Ignace Ndeye. conséquences yu métti yi xarafal di indi ci jigéen loolu ci yokk tax loi bi taxaw la waaye ñaar fukki at ak benn ba mu amee ba léegi ñi ngi ko continuer di ko def loi bi appliqué wuñu ko parce que ay la yëwan soo xoolee statistiques yi loi bi appliqué wuñu ko y a peu de cas de jurisprudence moo di lan moo di atte yoo xam ni tribunaux yi atte nañ ko mais bu tribunaux yi attewul loolu benn jàngat lañ cee indi moo di dañu jëlul ay cas yoo xam ni dafa nekk ci affaire yooyu pour ñu dénoncer ko dénonciation moo amul li tax ñu nekk fii nag tey moo di dañu bëgg toog pour que Ziguinchor daal di waxtaan ci loi bi te itam aada ak cosaan wax dëgg yàlla bu dee dafa mën a day indi yàqu-yàqu war nañ cee mën a waxtaan ci dal ak ceey ak respect ak courtoisie pour que loolu ñu jëlee ko fi moo tax li ñuy gën a teg ci sunu kanam moo di information waxtaan diisoo waaye waxtaan ak diisoo boo ko tegee nga xam ni nag la ca waroon yëpp def nga ko mais en face de ça ñi koy def ñi ngi continuer léegi nag dañu war a appliquer loi. ñu wax ci ñàkkub ndox mi ak ñàkkum lamp yu leer foofee ca
commune bu Diass am nañu tamit ay jafe-jafe ci wàllub yoon équipe municipale di laaj rek nguur gi mu daal di gunge commune am bi nga xamante ne moo daal di rek am aéroport Blaise Diagne ak yeneen i projet yu gouvernement bi fi ba ñu xoolee nag fi nga xamante ne foofu la soso moom commune bu Diass war na nekk priorité ci projet yi nga xamante ne nguur gi mu ngi koy teg bu ko defee askan yi mën cee bénéficier dañ ci teewlu Cheikh Tidiane Diouf ci micro Moustapha Sall. li nga xam ne mooy sama priorité Cheikh Tidiane Diouf mooy nan lay def ba ndaw yi nekk ci commune Diass ñu am emploi loolu dafa nekk priorité ci man fas yéene naa bépp entreprise boo xam ne bi yaa ngi liggéey ci commune Diass dinaa la woo wax ak yow su ko defee jeunes yi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir dëkk bi ñu régler seen problème ci ñeenti weer yi nga xam ne defagum nañ ko fii tey jii ma wax ak yéen am nañu brigade de gendarmerie nga xam ne léegi mu ubbi am nañu brigade de sapeur pompier fii ma toll ni tey nan laay def ba sécurité bi am et sécurité pour mu mën a am il faut que éclairage public bi ñu taxaw ci liggéey ko li nga xam ne moom la commune yépp am Diass war na ko mën a am moo dem maa ngi ci def ay démarches pour que yoonu Diass yi bu ma nee Diass mooy la commune de Diass ñu liggéey ko mu baax maa ngi ciy def ay démarches lampadaires solaires yi nga xam ne moom la ñu gis partout dans le Sénégal ñu fexe également lampadaires yooyu ñu mën a dugg fii ci biir commune u Diass maa ngi demandé le président de la République pour que mu accompagner Diass ci politique bi nga xam ne moom la ñu instauré li gën a bëri ci PSE président de la République dafa nekk Diass kon ma jàpp ne Diass tey dafa nekk une urgence waaye Diass dafa am jafe-jafe Diass mooy lan fépp foo tourné ci commune u Diass dañ la naan suuf soosu état bi teg na ko loxo xale yi màgg nañu war a tabax amatuñu fu ñuy tabax parce que lépp dañ ko titré au nom de l'état kon décret yooyu nga xam ne président Abdoulaye Wade moo leen jëloon ñu ngi ñaan le président Macky Sall mu modifier décret yooyu ndax doomu Diass yi mën a am fu ñuy dëkkee ndax moom rek moo ñu ci mën a dimbali du keneen façon démarche bu nekk def nañ ci président ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay gunge guddi ñu ngi lay gunge bëccëg waaye askanu Diass amatuñu fu ñuy màggee dañoo jàpp ne li askan bi du dund war nañ la mën a ñaan pour que loolu nga jàppale askanu Diass ndax ñu mën a nooyi tuuti monsieur le président de la République ñu ngi lay ñaan dans le cadre du PIDC le bitumage des routes de la commune de Diass. TFM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. Parti démocratique sénégalais daal di tàmbali waat ay activité am ngir yokk parti bi ca diwaanu Sédhiou section départementale PDS bu Pakao ni ki démb lañ nekkoon assemblée générale ordinaire daal di nañuy teg nag seen yoon ngir rek jëfee yooyu lay activité wax nañu tamit ci seen àndandoo ak réew mi bu Idrissa Seck ak yeneen i actualité dañ ci ànd ak Alassane Ndiaye moo coordonnateur départemental bu PDS Sédhiou ak membre comité directeur national ci micro Moussa Dramé. ndax war nañu respecter doomi Adama. mois de mars avril boobu feebar bi graawoon na. fan yii nag ay semaine yu ñëw jox nañu ordre nag pour ñu mën a reprendre suñu activité. moo tax man Alassane Ndiaye en tant que coordinateur. dañu noppi woon parce que simplement suñu njiit Maître Abdoulaye Wade secrétaire général national. ma daal di convoqué réunion bi ci Sédhiou pour que secteur yëpp ak section ñëw mën a teew ci réunion bi ñu échanger parce que comme ni ngeen ko waxee yàgg nañ lool defuñu benn rencontre. fédération laa convoqué fédération mooy département Sédhiou. invité naa nag waa Bounkiling invité naa waa Goudomp. ci région bi ñetti département la kon bu Bounkiling teewee Sédhiou teew. Goudomp teew région moo fi nekk. échanger ku nekk ñun responsable lu ñu xam ñu wax ko ñoom tamit lu nekk ci ñoom ñu wax ko pour ci intérêt. PDS intérêt réew mi. di gis ngeen ne salle bi fees na del Abdoulaye Wade def ñu ne. PDS autorail la. gaar boo gisee bu fa taxawee rek dina am client yi wàcc ak client bi yéeg. 500 mbaal samedi passé. ñooñu wàcce na li ngeen wax ni mais samedi passé ñu bari yéeg nañu ñëw dugg ci parti bi. kon loolu mooy vie loolu mooy dundu parti. na ngeen xam ne li ñu amoon lépp ci PDS Abdoulaye Wade moo leen ko jox. ba ci Macky ci boppam. wàllu tàggat yaram dañu koy doore ak wàllu football final tournoi qualification CAN U 2020 ñi di gaynde yu ndaw yi nag ci Sénégal tey jii dañuy tasanteeg bébé scorpion bu Gambie final boobu nag tey ci ngoon lay am bu juróomi waxtu jotee ci stade Lat Dior bu Thiès CAN U20 boobu dina am ci weeru mars atum 2021 ci Mauritanie.
ñu egg seeg yéen ci pàcc bu mujj bi di wàllub rétro di xibaar yu gën a fës ci benn ci ay bés yi fii ci Sud FM seen rajo dañ ci ànd ak Marie Rosalie Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi dal leen ak jàmm ci seen jotaay xibaar yi gënoon a fës ci ayu bés bi ci Sud FM seen rajo. ci stratégie de